yaa ngeen jëf nuyu nañ leen comme ni ñu ko baaxoo di defee ma ànd ceeg Merry Beye Diouf ñuy fas yéene ñëw yaatal li xew ci biir internet bi wala ëttu internet bi wala li ci net bi comme yéen ni ngeen koy proposé yéen internautes yi saa su ne heure bu baax bi jot na gis nañ live yi déjà commencé ngeen di commenter wala di xaar li nga xam ne tey la leen fas yéene proposé ci li xew ci biir internet bi Merry ñu ngi lay nuyu lendemain anniversaire dañuy débriefer wala. jarul débriefé anniversaire la woon de. jarul débriefé bàyyi ma nuyoo sama gars yi namoon naa leen donc maa ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen émission heure bu baax bi jot na. donc ëttum internet wala li xew ci biir internet ñu daal di tàmbali ak li ñu leen indil tey. jaajëf di remercier bu baax Djili CSB nekk rond-point cité kër góor gi ay téléphones yu mucc ay fa lañ jëlee démb. fa lañ jëlee cadeau Merry Beye Diouf bi ci anniversaire bi xam naa ni bagage yu am solo ay climatiseur rek ay yu am solo yi nga xamante ne mën ngeen ko fekk fële ca rond-point cité kër góor gi numéro téléphone 33 822 47 00 wala 77 420 34 48 CSB am na yeneen boutique sax yu nekk Gueule Tapée yenn yi ña nga nekk Parcelles Assainies di jaay ay yëf yu am solo yi nga xam ni dina soxal képp ku bëgg lu baax en mairie comme ni ñu koy waxee en tout cas yii moom am na solo boutique bi yàññi na ma nga nekk fële ci rond point cité kër góor gi en tout cas man sama cadeau apprécié naa ko merci beaucoup CSB pour seen cadeau bi dinaa ko fi indi après comme ça gars yi mën a gis parce que c'est des produits de qualité mais fekkoon ci Samsung yi tamit waaw fekkoon na ma ci Samsung yi ndax moom laa yor mais tamit jox nañ ma lu rafet xam naa boo moytul naa ko indi wane ne que aussi ñoom tamit qualité la ñuy def parce que seen appareil électroménager yi ça dure une garantie de 24 mois waxuma la nag téléphone portable yi li nga xamante ne moo di frigo yi comme ni ngeen koy gis ci image yi vraiment te dafa nekk ay appareils yoo xamante ne nii dafa dëgër du gaaw a yàqu te loolu la ñuy wut ndax soo jëlee sa xaalis di ko investir ci dara moom na nekk ci loo xamante ne ni lu baax la voilà ñun tamit ci la ñuy bokk ci la ñuy participer yéen tamit internet yi ci ngeen bokk am ngeen possibilité dem fii gannaaw boo leen joxee ci réponse bu baax bi ci rubrique bi di ñu tubbee kii kan la wala bu yàlla nee waaw am na benn ndaw ki nga xamante ne mooy El Hadj Doudou Ngom mi trouvé woon question wu ci Viviane bi demoon na fii photo wu partagé ñun tamit démb rek wan nañ leen image yi nga xam ne jëlee nañ ko fa foofu ca Djili nekk ca rond point cité kër góor gi CSB ñu koy jaajëfal ñu daal di tàmbali tey nag gis nañ seen ay réaction ci Facebook bi Twitter bi Instagram bi hashtag bi sunu net la bu leen ko fàttale yéen téléspectateurs yi yéen internautes yi baaxoo ngeen heure bi bu jotee ku ci nekk boo nekkee heure pause da ngay toog yor sa téléphone portable actuellement ñi ngi gis live yi tàmbali na déjà ci réseaux sociaux yi te wax nañ ko semaine bi peut-être dinañ leen indil tendance bi waaw dinañ leen indi tendance bi loolu moom li ñuy naan wax bu yàqu la ndaxte léegi moom heure de pause moom ñëpp xam nañ ne li xew ci biir internet bi la gars yi di ñëw di seetaan ñoo xam ñi nekk seen bureau wala ñoo xam tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk seen kër toog daal di jàkkaarloog boolu ceeb bi jàkkaarloog Mamadou et Merry voilà ñu ñëw yaatal tàmbali bari na ci nag li xew ci réseaux sociaux yi internet yi wala li nga xamante ni mooy gën a def actualité démb gis nañ li xewoon ca mën nañ jàpp ni li nga xam ne télévision yëpp diffusé nañ ko mais aussi live la woon ci réseaux sociaux yi mooy li nga xamante ni ñu ngi ko doon def ci 14 septembre bi di waajtaayu defaraat li nga xamante ni mooy mosquée bi nekk fële ca Tivaouane te ñëpp doon ci participer gis nañ ni déjà tey ci suba si réseaux sociaux yi ñëpp a ngi jóg di féliciter ñi nga xamante ni ñoo ci participer joxe ci seen koppar te loolu nekk na lu am solo lu am solo la parce que en moins de 24 heures daal dinañu dajale près de 4 milliards plutôt donc li ñu doon dajale avoisiné na 4 milliards pour li nga xamante ne moo di tabax bi ñu bëgg a def ci mosquée boobu mooy grande mosquée de Tivaouane donc ñu si gërëm nit ñi nga xamante ne nii jóg nañ spontanément ñoom Diop si suñu PCA Youssou Ndour tamit ku ci nekk def si sa loxo ngir yàlla rek tax nit ñi di ko live ñu koy def direct donc mu nekk mbégte bu mag et on a senti vraiment que l'ombre de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh a plané démb fële ca musée des civilisations ndax occasion la woon démb moo nekkoon lancement des travaux d'achèvement de la grande mosquée de Tivaouane. waaw mu nekk lu am solo li ko waral nag li tax ñu jóg ci tey ci
internet bi surtout ci réseaux sociaux yi ñëpp a ngi partagé ñi nga xamante ni ñoo ci gën a am taxawaay ñu ngi ci mel ni Diop si wax nga ko Aziz Ale Ndiaye Mamadou Ndiaye Rahma bari na ci ñeneen ñi nga xamante ne jëkkati ay koppar yu bari ak ay sénégalais lambda yi nga xam ne ñu ngi nekk au niveau de l'extérieur aussi Sénégal diaspora bi ñëpp participé nañu te lii lañ soxla di wane ne Sénégal dañuy xàccandoo dóorandoo surtout lii ci ku ko defal nga ko sa bopp ndamu islam la donc li ñuy def nii yëpp du pour ñoom du pour ñun ñëpp la pour toute la collectivité la pour toute la communauté la islamique la umma islamique donc ñu ngi leen di wax rek jërëjëf jaa ngeen jëf waaye tamit duñu fàtte ni réseaux sociaux dafa xew président buy dem sax day tàggoo waaw léegi président xam nga nag ñun suñu président dafa digital moo tax nag moom buy dem day daal di dugg Twitter gis nga tey mi ngi ñuy tàggu mu ne tey mardi 15 septembre 2020 day dem Ghana participer à une réunion de la CEDEAO sur le Mali donc kaawu Mali bi lay daal di topp mu daal di tàggu rek peuple ne leen moom ma ngay dem yaa ngi ko ironiser mais doo ci tegaat leneen li ngi commencé nañu ironiser de nit ñi dañu commencé ironiser man daal bàyyi rek ma wax moom benn message du président di wane ni président ñun tamit président 3.0 lañu am 3.0 lañu def ndaxte au moins il tient au courant sa population de ses déplacements oui surtout ci période yi nga xamante ni am na ay inondation ak ay yooyu waaw léegi nag après ku ci nekk rek comme réseaux sociaux la ñu wax ku ci nekk nag nga dem ci sa commentaire message wax li nga xalaat gis nga ko yàggul ñun en temps réel ngeen am lépp li yàggul ba mu ko posté léegi j'ai juste vu pas moins d'une heure moins d'une heure de temps oui président daal di annoncé demam déplacement am jëm fële ca Ghana ci réunion CEDEAO ñuy waxtaanee Mali wax naa ko président 2.0 la saa yuy bougé wala muy def benn information wala muy joxe yenn information yi da koy partagé ci compte Facebook am wala ci compte Twitter am ñun nag suñu compte hashtag bi la ñuy utiliser mooy sunu net wala ngeen def TFM ci actuellement en live sur Facebook wala Instagram wala YouTube bu télévision Futurs Médias boo leen demee question boo leen posé ñun ak yéen ñooy def émission bi dañ koy partagé donc yéen internautes yi yéen téléspectateurs yi. interaction lay nekk ngeen daal di laaj te ñu daal di leen tontu ci saa si ngeen daal di joxe xibaar ñu vérifier ko ci saa si. jàllale ko ci saa si donc loolu la ñuy def ndax li xew ci biir internet la ñuy wax c'est interactif ñun ak yéen la. comme ça waa Mauritanie ñu ngi d'accord nañ ci sa sañse bi nii la internet dañuy gis. kon tuddee naa leen ko seen ay rek may naa leen ko yéen waa Mauritanie du bàyyi de déedéet. nde boo tuddee sañseem moom bu wareen wax leneen sax day taxaw. waaw loolu la waa Mauritanie laa gis léegi ñu message ne sa sañse rafet na. merci dañ ma sañseel moo tax xam nga bu la nit sañseelee après nga ñëw ci ki la sañseel mais moo tax ma lay wax mais ba léegi dama lay wax ni su ku la sañseel da nga koy jëloo njukkal yéen ñii waa Mauritanie c'est vrai que ñu waa Mauritanie ñu bëri nag ñu ngi ñuy seetaan foofu ñu leen di béggee. merci pour suivi bi waaw merci beaucoup ñu ngi gis seen message yi. leneen li mooy bu sañsewee ba pare nag. mairie bu sañsee ba pare. tooñ rek ngay def. yéen sañse rek ngeen di gis mais ñun ñoo gën a sonn. nii laa nekkee ak moom seetaan leen vidéo bi. nii daal yow nga ne man maa yow nii la nekkee léegi kan damay photo mais mën nañu seede internet yi ñaata photo la ñuy gis. te lépp du yow yaay photo du yow yaay photo nii laa nekk ak moom. xoolal dama koy naan Mamadou Ndiaye photo mu ne yii miri kaay rek may ma rek dama ci yuusu. nii daal laa nekk ak moom photo yi karaj bu dul jeex. nii laa nekk ak moom balaa ñoo commencé day sañse ba pare ñëw taxaw. naan ma photo moom fii karaj nii laa nekk ak mairie. di wax ni tamit comme noonu yéen daal mënu ma wax jigéen ñi kon da ngeen ñuy xas. jigéen ñi ñun noonu la parce que ñun tamit xam nga du ma ñëw taxaw à côté de toi à côté de ta prestance. may ñëw ma mel ne neneen il faut fi nga yéegalee niveau bi foog mu ñëw taxawee foofu yow tamit wala sa cos bi nga def kase couleur yi nii yéegaluñu benn niveau da ngay tooñ yéegaluñu benn niveau xam démb nag anniversaire moom monsieur Diouf da ko préparé waajal te dañuy wax ci anniversaire maa ko fekk fi muy doon woto man woto bi waajal anniversaire moom man maa koy wot ci kër ga laa koy wot seetaan leen vidéo monsieur Diouf la gis nga de. lii de mooy travail accompli kii première classe la monsieur Diouf nekkoon di waajal lii yëpp waajal anniversaire moo tax benn coiffeur bu mag.
moo ko doon coiffé gis nga ko nii fu ne mu dugg fa. bëgg coiffé bi net rek te rafet. mais gis nga ni jàpp naa kon fii laa demoon gis filmé ko nii. fii nii nga demoon di filmé kon yaa doon filmé lii yàlla baax na. loolu am na solo di wane ni lii la ñuy def ñun. dañuy war a utile ak agréable dañuy war a leen bégal ngeen xam ne moo leen di neex ci période yi mu relax mais aussi dañ leen di sensibiliser di leen won ay image yu neex ngeen mën ci di jàng comme image bi muy image du jour bi. waaw image du jour bi man nag image bi daf ma interpellé parce que dañ lay njëkk a woon la première image benn maîtresse bu nekk en classe di jàngale xale yëpp sëgg seen téléphone. système classique mu daal di jël léegi téléphone bi mooy kiiwu téléphone bi daal di ko teg ci kanamam di continuer li muy jàngal la même chose xale yi bàyyi seen téléphone di ko suivre. mais lii wax na dëgg. waaw. ku yor xale jamono jii nii. loolu la xam ni image bii. boo bëggee capter attention wam. billaay image bi nii ngay xale yi jaaree ak téléphone fi mu ne nii kenn non man écran sax ngay wax en général du téléphone rek mais mooy écran mooy tablette. mooy télé ñoom daal ils sont très 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 captivés par li nga xamante ne mooy écran yi. mais parents yëpp ay dund loolu. donc léegi xam naa suñu système éducatif bi dañu war a daal di adapté wu rek par rapport à ça pour que xale yi gën a mën a nu mu tuddati capter li nga xamante ne moo di cours yi. yow yaa ngi koy dund jam lii. maa ngi koy dund bu baax seen ay écran. maa ngi koy dund bu baax parents yi tamit dañ ciy joué bu ñu bëggee noppalu dañuy jël rek dugg si ci kër gi rek sànni ko écran bi. waaw dañ koy sànni mais man damay xeex loolu mais da ngay def 1 heure de temps d'écran mais taxul da ngay dugg ci biir kër gi bu nekkee ci biir si kanamu télé bi du la faale il suffit que nga fay télé bi rek mu mel ni attention bi yëpp day tourné wax ak yow. foo dugg nag mu dugg fa. nee na pour nga tàllal ko. waaw foo dugg mu dugg fa. mais ñiy dund li parents yi dund li actuellement bari na. trop à la limite gis naa koo xamante pour mu mën nax doomam pour mu lekk. dafa naan ko am ma àll sama sa téléphone. ah loolu nag c'est. pour mu lekk sinon. waaw bu nekkee ci environnement wu. téléphone yeeg télévision yeeg mais il faut qu'on fasse très attention à ça am na ñoo xamante ne sax même bu ñu def course ak seen doom pour xale bi calme dañ koy teg ci kaw kadi bi jox ko téléphone sinon rek xale bi ci biir supermarché bi lay xam. mais loolu dinañ ci ñëw gën ko yaatal ak parents yi. surtout jeune maman yi. waaw seen génération bi. 2.0. war nañ ci ñëw. non dinañ ci ñëw def si benn gëstu spécialiste yoo xamante ne war nañ ci mën a. dinañ si ñëw mais bu ñu jógee ci loolu toujours si xale yi. yow ba nga nekkee xale sa maam. sama gaañ la ba léegi waaw daan na la xam nga boo demee laaj yaay booy wala pap am na benn affaire bi noonu mu dindi nafa bi xam nga tekki na la am bu kenn yëg moo nekk ni seetaan li gis nga lii yàlla guddal seen fan waaw amiin ñu si seen maam des ba léegi waaw ñu lay ñaanal yàlla gudd fan ñi perte seen maam la vraiment moment yu neex vraiment ça c'est vrai man de maa ngi ko doon fàttaliku sama maam jamono yi ndeysaan du mu daan dund daanu ma banque de bu sa yaay ne bu ko may xaalis xale kenn du ko tàmm xaalis boo koy jox xaalis ba pare naan bu ko wax kenn bu ko wax kenn dëgg nëbb ko nga dem acca demal lu ko doomam ji jox ci yow lay ñëwaat waaw donc sama maam ñu leen di nuyu bu baax di leen ñaanal ñu gën fee yàgg maa ngi foon sama maam fële ca Samba Dia neen day jóg maa ngi koy bëggee di ko ñaanal gudd fan ak wér ak mère Pa Aziz Touré fii ci Tivaouane sama maam yi yaa ngi fi nag yàlla guddal seen fan amiin leneen li beneen image bi nag kuy dund lu métti la rek ci mbirum mbëggeel la xam nga nag mbëggeel y a des couples improbables mais l'amour supporte tout n'est-ce pas xool leen lii ani app tegal ma lii gis nga lii mais waa ji ngi dund lu métti mais tremblement de terre instant bii nii mu sañut wax gis nga ni mu najee kanam bi rassemblé yëpp teg ko ci digg bi ma ngay ñàkkatooy hip waaw mais c'est l'amour apulaay la rek c'est waaw kay kii de benn apulaay la rek wala Chérif Dia gis ngeen nu ñu ndawee noonu kii de apulaay la rek mi ngi dund lu métti de kanam triple X la ñuy jël triple XL voilà nii lañ ko baaxoo di defee waxtu mu ne saa su ne altine ba alxames ci bu waxtu wi jotee ñu ñëw à partir de 13h30 gannaaw information yi leen rédaction bu télévision Futurs Médias di proposé ñun dañuy ñëw daal di yaatal teg mu relax ñu waxtaanee li nga xam ne moo xew ci biir internet bi dañuy boole utile ak agréable information la mais aussi dañ leen wan toujours lu leen reetalloo divertissement ci la bokk surtout ci moment bi nga xamante ni fake news yi bari na ay vidéo yu baaxul la ñuy partagé chaque jour duñ ci jóg di leen conseiller fan ngeen di jaar ba am ay image yu baax fan ngeen di jaar ba vérifier yenn image yi te loolu lu baax la ci suba ba tey nag gis nañ ci groupe WhatsApp yu ci nekk ba ci Twitter ba ci Facebook ku nekk di partager image benn wala ay image yi nga xamante ni mi ngi nii ñëpp naan
image bi nañu fexe partagé ko ndax ñu fexe jàpp ñi nga xam ne ñoo def lii. naka la image bi demee. en fait dafa am ñoo xamante ne nii comme ni ko image yi wane dañu daal di agressé benn soxna bu voilé wu gis ngeen ko nii ci photo yi mu daal di génnee li nga xamante ne moo di jaasi. léegi nag depuis démb ñooy gis na am na ay nit muy sur Twitter muy sur Facebook. nit ñi di ko partagé naan partagé massivement parce que dañu bëgg a retrouver ñi nga xamante ne ñoo agressé la jeune dame. mais ñu leen di wax rek ne encore une fois duñ ci taay di ko wax à chaque fois boo leen gisee image bu ñu posté ci réseaux sociaux yi def leen fact checking bi. def leen li nga xamante ne muy vérification de l'image xam image boobu ndax image bu dëgg la ndax vrai la ndax aussi. est-ce que image boobu fii la biir Sénégal la xewee mais d'après nu ñu defee ñun suñu fact-checking on a vu que ne image yi du Sénégal la xewee mais plutôt Nigéria voilà mu ngeen ko gisee ni ci image yi Nigéria la xewee da ngeen di jël am na benn application boo xamante ne tey dañ koy baaxee rek suñu internautes yi ñu daal di ko xam muy Riversi avec 2 E à la fin boo leen ko téléchargé waaw mooy bi am look bi waaw look bi wala Veracity boo leen ko téléchargé automatiquement boo leen ko ubbee da ngeen mën a dem ci seen galerie photo ngeen récupérer photo bi ngeen daal di ko dugal. léegi nag boo leen ko dugalee moom application bi dina la génnee fan la image bi fan lañ ko njëkk a publier. fan la jóge donc parce que am na ay images yoo xamante ne dañuy def ay détournement d'image maanaam dañ koy jëlee benn dëkk ñëw indi ko ci beneen contexte bi daal di ne fii la xewee donc encore une fois sànq rek maa ngi koy gis ci Facebook ñuy jàllale image naan partager au maximum ces images là ne sont pas du Sénégal mais au Nigeria Kano waa ji def tweet voilà du fii nii ki njëkk a def tweet bi loolu la expliqué ci Twitter bi mu ne ñoom sax finalement jàpp nañ leen parce que ay vidéo surveillance lañ defee capture yi exactement toujours duñ ci jóg di leen wan ay outils yu simple yoo nga xam ne mën ngeen ko utiliser mairie wax na léegi Reversi bi baax na Veracity bi boobu baax na mën ngeen koy utiliser muy journaliste muy koo xamante ne boo gisee lenn lu njort rek benn photo boo xamante ne mës nga ko gis ñuy wax ci lenn loo kiiwul li gën a wóor mooy vérifier boo leen duggee ci foofu outil bi te yomb na da ngay jëli ji sa photo ci galerie bi nga jël ko dugal ko fële moom ci boppam dina def liggéey bi dina la seet wax la ñaata yoon lañ ko utiliser ku ko njëkk a dugal ci internet lu mu ci doon wax ak ban contexte la ko doon waxee te toujours bien ñuy vérifier yenn information yi ndaxte baax na waaw effectivement loolu mooy li ñu wax rek mooy suñu rôle ñun duñ ci taay à chaque fois di nga def la nga xamante ndax keroog indil nañ leen naka ngeen di vérifier li nga xamante ne moo di vidéo yi léegi nag image yi lañ leen indil am ngeen ñaari application yoo xamante ne c'est très facile télécharger rek ngeen di def ngeen dugg ci galerie bi ngeen daal di ko récupérer su ko defee yéen di ngeen am source information bi ci boppam te dina éviter yi nga xamante ne moo di partage dans les groupes di colporter en même temps de fausses informations loolu c'est important que ñu souligner ko. am na solo gis nga commentaire yi ñu ngi naan ñu waaye en plus l'émission nous apprend plein de choses maa ngi gis lii ñii di remercier TFM nee na ñu leen proposer c'est tellement simple et puis bas niveau commentaire mais dañuy wàcc niveau bi c'est bien. mais c'est ça parce que ni ñuy seetaan ay xale lañu ay mag lañu ñëpp ngi ci c'est pas trop voilà c'est la majorité lii moom defe naa ñëpp xam nañ ko. je pense que dina ci ñëwaat sax. ci jóg chaque jour boo leen amee image bi nga xam ne da ngeen di douter. yónnee leen ko jël leen ko ngeen dugal ko ci Reversi bi wala Veracity bi ñaari outils yooyu baax na trop boo leen ko ci dugalee moom dina def liggéey bi je me rappelle am na ci période pandémie bi benn image bu ñu jëloon Pape bi mu sëgg def nii ñu jël ko changer contexte bi Pape bi da doon jooy waaw ay information ba ci ay sites yu sérieux dëgg la doon ko publier ñu wane ko ci nekk demeewul noonu sax image boobu mi ngi doon daté 2019 effectivement boo ko vérifier c'est bu ñu tàyyi gis nga loolu day bokk ci le fait que nga en fait course à l'information la bëgg ne man maa am primeur information bëgg ko gaaw a joxe mais ak loo leen bëgg am primeur information na fekk information bi ngeen di joxe mu nekk information bu vrai bi ndaxte voilà seen crédibilité moo nekk en jeu balaa ñoo partagé nañu xool bu baax balaa ñoo diffuser dara nañu xool ba démb rek ñu ci doon wax ndax dafa yomb léegi ñu def ci WhatsApp bi woy nañ fexe partagé lii ñëpp gis ko ñëpp yëg ko ndaxte kii nit ku bon la wala nit ko yoo xamante ni amuñu benn preuve que ni nit ki noonu la mel toujours nañuy def ndànk ci réseaux sociaux yi nañuy def ndànk ci internet bi ndaxte am na solo te fi mu ne nii dafa xew ñëpp a ngi ci jàpp maire yi ñi ngi naan nii jàngal ma saar yooyu envoyé bi voilà leneen li mooy dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom la ñuy xaar démb joxe woon nañ fi kii kan la ah bu yàlla ne waaw. waaw joxe woon nañ fi kii kan ak bu yàlla ne waaw mais ñëpp a ko trouvé quand même. waaw loolu moom xaw naa yomb ah mais nag dafa nekk koo xamante ne kilifa la ci biir dëkk bi. mais photo bii yaakaar moo nit ñi nañ ko xàmmee. ah yow tamit yow Abdou Diouf dañ kaa mën a ëpp di mbokk fii ci biir Sénégal gii. acca
wala leen di résultat bi xam ngeen ne que ne comme on l'a trouvé mais sooy seet nag il a pas trop changé hein. Ah ouais. Les oreilles restent là. Voilà mi ngi noonu moom mooy président Abdou Diouf deuxième président de la République du Sénégal. atum 81 ba 2000 la. Le 7 septembre bi passé rek la doon fêté 85 ans. 85 ans moom ñi koy ñaanal yàlla may ko gudd fan gannaaw ba mu dem francophonie 2003 ba 2015. nekk na fi ak histoire am ay premier ministre. secrétaire général du gouvernement bari na fi ay fonctions yi nga xam ne yor na ko fii ci réew mi mu nekk référence ci ndaw ñu bari. waaw effectivement moom moo nekk deuxième président de la République du Sénégal après Senghor. Donc du 1er janvier 1981 ba le 1er avril 2000. Avant donc soit 19 ans et 3 mois. Il est resté au pouvoir donc moom tamit ñu koy ñaanal fan yu gën a gudd parce que macha allah bu mu jógee ci loolu tamit dem na ci ay postes yoo xamante ne ay postes haut gradé la. Donc ñu koy ñaanal. waaw gudd fan ak wér voilà. mu nekkoon loolu yaakaar naa ne kenn du ko trouvé mais internet yi dañu xarañ ndaxte démb balaa maa daaneel rek ñoom ñëpp trouvé nañ ko te bu leen fàtte dañ ci tànn kenn yóbbu ko fële ca Jili CSB ca rond point cité kër góor gi mu jël loom galaa boobu dañuy wax tey kii kan la. waaw mais awa kii. dinañ ko trouvé waat rek li ma naqari. waaw dinañ ko trouvé awa kii mag kii moom la may ñàkk xam yëpp am na ko ma jox. xàmme nga ko. waaw xàmmee naa ko daal. dafa mairie bi ñu fi indi kenn nga yow nga wax gauche ñun ñuy fekk droite. waaw aussi donc ndànk rek. mais non kii nag kanamam am na lu mu ma jox daal te xam naa ne gars yi léegi ñu commencé ko trouver. Mi ngi noonu waaw léegi ñu commencé ko trouver te Mamadou Ndiaye bëggoon naa aussi wax sama gars yi rek que ne affaire bi du jeu concours quoi. c'est-à-dire. ñu ko trouver au feeling dañuy tànn kenn. su ko defee ñu may ko benn lot. donc noonu lay demee quoi parce que yenn saa yi da ngay jot ay message jeu concours maa trouvé mais c'est juste pour que mu leer ay confrères ñooñu message depuis démb gis nañu ça ñu fait plaisir aussi si ay journalistes si ñun di jox intérêt émission bi en plus di ko suivre gis naa ni ñoom Cheikh Abdou Khadre démb ñi ngi naan Abdou Diouf Cheikh Abdou Khadre nañ la tànn nañ la wax nga dem fële chez Djili. Tafa Dioum nag kooku fàtte tay bi tamit trouvé nga ko réponse bi ma jox ni kooku la waaw effectivement. ak Tafa Dioum tamit moom tamit day faral moom tamit ci kër gi la nekk. mais chaque fois bu ñu daal di déggee kii ka la ne bu yàlla nee waaw rek mu daal di envoyé message. am na kenn nii sax di bind. baal ma am na kenn ci internet yi ku ne merci pour l'information j'ai essayé l'application ça a bien marché. mi ngi noonu. mi ngi noonu li ñu leen di wax moom dëgg wér péng la. voilà ça nous fait plaisir. loolu baax na lii lañ ci jublu lii lan la bi. waaw lii lan la bi balaa ñu waa démb. mais bu démb bi nag ñu ci bari dañ doon commenté ku ci nekk di la fàttali sa jamono. mais li ma jot a lire ci commentaire yi ñi bëri ñi amoon Siemens bëri nañ. mais tonton mag moo ne moom lii sax yàggul. déedéet moom kon moom ban xaas bi dëggantaan. tonton mag mel na ne. tonton mag nee nañ téléphone yi moom yàggul. déedéet donc moom. kon moom xanaa bii tournée bi la amoon. non tonton mag tamit. mais lii kon moom xaas bi dëggantaan. mais rappelé kan mooy tonton mag tamit. loolu ci ay mooy téléphone yi doon génne ci ay clip bu tukkat. jamonoy waaw gëne bul. non mais ku ci nekk nag di ci choisir ku ne naan kii mais Nokia bari na bàyyi nag gis naa ñu ci bari Nokia lañu. waaw ñu bari Nokia mooy numéro 5 bi. waaw mooy Nokia bi. wan leen ñu tweet yi internet yi ñu doon choisir démb ñoom tamit ku ci nekk di rappelé wu sa téléphone bu njëkk. ni nga ko doon fàttalikoo nekk na lu am solo lu leen neex sax démb. jot nañ ay message yu bari mi ngi nii message yaa ngi nii jot nañ ci ay message yu bari yoo xam ni internet yi ku ci nekk joxe xalaatam. te loolu nekk na lu am solo di wane ni émission bi soxal na leen te am na solo di leen jaajëfal yéen ñëpp internet yaa ngi nii di réaction yi bari na ci bi Siemens bi numéro 7 bi franchement ils ont joué le jeu te man c'est ce que j'aime avec nos internautes bu ñu leen poser benn question ils jouent le jeu ils participent donc gis kii moom nee na Siemens 25 bi Siemens bi daal dafa mel ni bëre woon na fi daal mi ngi noonu jox nañ leen kii kan la wan lañ leen lii lan la tey duñu leen laaj dara balaa boobu dañ leen laaj kii kan la bi ak bu yàlla ne waaw photo bi ñu wonee baax na mais lii lan la waaw lii tamit il faut ñu wax ñu lan la xanaa li Youssou moo ko génne. mais lii gars yi nag duñu garaaw quoi ñi ñuy fàttalikuloo man sax mag nee na ma benn paa nee na ma seen émission bi dafa boole ñaari génération waaw génération ñun suñu génération 60 ans la am mu ne ma ak yéen seen génération parce que da ngeen di jàngalaale ñun ñëpp ñaari génération yëpp mais yii dina tax moom vraiment gars yi fàttaliku seen jamono. non lii kay sama waa ji. maa ngi dégg commentaire yi xanaa xamoo ñun fii la ñuy jauger émission bi ñun fii régie bi day fees del. ñëpp di commentaire ku nekk di joxe sa xalaat.
ci lii di la lim la doon fekk ngay def. waaw. image yi ñuy partagé mais surtout ku nekk di joxe sa bopp di wane ni émission bi ñun ak yéen la. c'est internet yi wan leen ñu seen mënin defati leen rek seen mënin sax laay wax. ngeen wax ñu lii lu mu doon ndaxte lii defe naa ne comme ni ñu koy faral di tooñee génération 2000 yi xëy na duñ ko xam donc dellu leen ci yaay yi wala ci tonton yi. ñu wax leen ñoom jamono bi ñu nekkee xale bu ndaw bu ñu doon joué naka lañ doon def ak lii lu mu doon. jaajëf Apollo ci image bi gars yi gis nañ ko gis nañu ñi ngi xaar maa ngi xaar ay réponses déjà ci réseaux sociaux yi surtout ci Facebook bi ndaxte Twitter moom mi ngi toj actuellement hashtag bi sunu net la. wax nañ leen ci semaine bi wala semaine bii ñu ñëw ñi dinañ leen ñëw wan leen tendance bi nga xam koy def ci réseaux sociaux yi ak émission bi di lu xew ci biir internet bi li ñuy jàll balaa ñoo jeex. li nga xamante ne mooy information bi waa YouTube jël di xaw a tontu wala ñu mel ne waa TikTok. waaw effectivement xam nga ñu ngi leen doon wax fan yi que ne ki nga xamante ne moo di daal di xeex TikTok ndax daf ko bëgg a tëj fële ci États-Unis léegi nag Google mi ngi lancé sur YouTube mi ngi lancé si YouTube chaîne YouTube li ñu tudd YouTube Short. Donc YouTube Short nag benn genre tontu la wala contre attaque contre li nga xamante ne moo di TikTok parce que gis nañ fan yee passé gis nañ fan yee passé que ne Facebook lancé na lu ñuy naan les Reels. moom tamit genre TikTok bu ndaw la donc li nga xamante ne moo di YouTube Short tamit benn concept boo xamante ne dafa jege li nga xamante ne moo di TikTok parce que lépp loo xamante ne ni yaa ngi koy def ci TikTok mën nga ko def ci li nga xamante ne mu di YouTube Short. Donc création de 15 secondes maximum la. mooy vidéo yu ndaw yu gàtt yi. Exactement comme sur TikTok mën nga passer d'une vidéo à une autre avec sooy glisser sa loxo bi. mën nga tamit def nu mu tuddate effet yi et tout ça en fait c'est un clonage de TikTok mais juste sur YouTube. ñoom li ñu bëgg mooy baare waa TikTok. loolu la ñu bëgg moo tax ma ne la instant bi ci guerre la en fait. mooy guerre digitale bi lañ nekk donc et puis ils comptent sur leur base parce que YouTube il faut rappeler qu'ils comptent 2 milliards d'utilisateurs sur la plateforme léegi boo duggee TikTok boo defee mise à jour bi di nga ko gis ñu daal di la ko marqué noonu short. bu rëy su ko defee nga daal di dugg. mën a bëgg a def sa kii voilà toujours duñ ci jóg ay changement la innovation chaque jour ndaxte guerre digitale la. wax nañ ko ay instant yi plateforme yi dañuy xëccoo ñi nga xamante ni mooy utilisateurs yi gën a nekk à l'aise ñoom tamit ñoom ñoo ciy gën a bénéficier wu. ndaxte léegi boo mënee dem TikTok. mu yomb nga mën a dem YouTube mu yomb yaay xool. c'est ça donc c'est pour le bien du consommateur. En tout cas mën nañ guerre seen guerre mais daal consommateur bi moom buñ ko laal moom. mi ngi noonu. voilà waaye dañuy dellu si waat fii ci Sénégal. ak taw bi fi xewul démb. taw bu gaaw hôpital Philippe Maguilène Senghor taa. image yi gis nañ ko ñu partagé ko ci réseaux sociaux yi. gis nga auto ambulance boobu dafa daal di taa foofu dafa daal di. mi ngi nii gis nga ko mënatul dem. waaw mënul dem parce que il est piégé dans les eaux donc mu nekk hôpital Philippe Maguilène Senghor comme ni ngeen ko gisee nit ñi nag di ko partager lu bëri parce que xam nga moom dafa xaw a jege canal bi. te amoon na ay temps yoonu canal bi dafa amoon ay temps ñu ne woon Philippe Maguilène Senghor dootul inondé donc taw bi démb yàgg noonu mais lii yëpp jot na fee sotteeku. ñu daal di ñaanaat rek li nga xamante ne moo di autorité yi wala maire bi. ñu daal di si taxaw bu baax parce que lu mel ni hôpital. bu daal dee inondé nii xaw ma nag malade yi fay faju moom lu ñuy def. yéeme na hôpital Philippe Maguilène Senghor di fàttaliku 2012 tamit dafa inondé woon comme nii. 2012 2015 ak 2020. ñu gis ko mi ngi nekk fii ci rond-point Yoff hôpital Philippe Maguilène Senghor démb ci image yi nga xam ne moom la ci am gannaaw ba mu tawee ba pare ci taw bu gàtt boobu waaye bari woon na loolu lay. waaw bari woon na ngelaw amoon na dënnu. démb yow xuusoo ci taw bi. non fii laa toog xaar ba mu jeex. da nga def wareef. waaw dama def wareef waaw. ndoy baa na ma gis ma toog rek mu ne ma kaay. waaw nga def sa wareef ba pare doog a lépp xaaraale taw la nekkate. lépp xaaraale taw la rek waaw. jaajëf suñu waxtu jot na xaar ma xool ñaari commentaire doog wax leen tudd leen te dem. suñu waxtu jeex na buñ tooñ kenn voilà gars yi ngi commenté déjà. wanaat leen kii kan la bi nee na ñu gisaat image bi dafa mel ni tey dafa am tey gars yi planqué wu nañ de. Mbadou. nga gis ku laajte waat nañu wanaat image bi wanaat leen image bu kii kan la bi. tey dafa xaw a dëgër waaw wanaat leen image bi ñu xool. kon nag fii nag comme xaw naa dëgër Mamadou Ndiaye war nañoo mën a tànn kenn après. fii de nee na kii moom la voilà mi ngi nii xool leen ko bu baax. xool leen ko bu baax bu fi joxe indice. joxe ma benn indice bàyyi naa joxe. voilà bu fi joxe benn indice. bàyyi leen rek ñu cherché mi ngi noonu réponse bi ñu ngi koy xaar suba ñu ngi xaar seen ay réaction ci Facebook
ci Twitter. hashtag bi sunu net la mën ngeen ñoo bind wala ngeen message ñu directement hashtag bi nag pour mu leer boo leen ko defee ñun lépp luy message dinañ ko gis. bu leen yaakaar ni doo leen bindee hashtag sunu net duñ ko gis nañ ko. gis nañ message yi ngeen ñuy bind yëpp boo leen defee hashtag bi c'est très facile à identifier. donc loolu dafa baax ñun ngeen xam ko. jaratul sax ngeen ñuy message en privé ñu dinañ gis message yi seen message yëpp te loolu nekk na lu am solo. waaw loolu nekk na lu am solo mais bon internet yi moom mënoo ñoom ñooy suñuy buur. mais comme ni ñu leen ko expliquer rek hashtag bi ngay def sunu net nga daal di def li ngay def ci page TFM bi live bi soo ko fi defee ñun dinañ ko gis et fépp foo leen mënti def hashtag sunu net bi moo xam Facebook la moo xam Twitter ñun dinañ jot ci information boobu. jaajëfal nañ leen yéen internautes yi jaajëfal leen yéen téléspectateurs yi nuyu leen nga tàggu leen nag wax ko la solo neex moom la ñuy xaar ne Aïcha kon nag ñu leen di jox dig daje suba incha allah ci seen beneen émission lu xew ci biir internet bi en attendant may remercier rek la marque Jongoma. Jongoma officiel chapeau yi wala ci la bokk. non chapeau bi sama yëfi bopp la. sa feeling la sama feelingu bopp la waa Triangle de la Beauté donc ils sont au 78 174 79 36 benn site en ligne la boo xamante ne ni c'est un Sénégalais qui l'a fait. moom mooy dessiner boppam tracer boppam ñawal boppam teg ko ci site en ligne bi nga xamante ne moom moo ko créer boppam donc ñun on est là aussi pour soutenir le Made in Sénégal Mamadou Ndiaye. di ko féliciter moom Oumar et di ko naan merci pour combinaison bi donc à demain. merci beaucoup. ba suba incha allah ci beneen numéro li xew ci biir internet bi wala li ci net bi wala ëtt internet bi nii leen fi nekkee dañuy boole utile ak agréable mën ak Merry Beye Diouf jaajëfal téléspectateurs yi équipe digitale bi nekk ci ginnaaw jaajëfal réalisateurs yi caméraman yeeg ak Youssou mi nga xam ne moo doon monter éléments yi ngir mu yàññi ngeen bëgg mën ko jot en temps réel comme ni ñu koy defee ci réseaux sociaux yi wala ci Facebook bi jaajëfal nañ leen jox leen dig daje bàyyi leen ak programme yi télévision Futurs Médias comme ça su ne ni ñu koy defee jaajëf ba suba incha allah ci beneen numéro. day ñëw